benn waxtu 1 heure ci télévision ITV mbokk yi sant nañ leen gërëm leen bu baax ci ànd beeg ñun ci télé bile bismillah leen ci xabaaru njolox si li ci gën a fës ñàkkum carburant ëllëtugu askanu ko Sénégal donte jëwriñ ñu dëkk wàll pétrole ak énergie wax na ne kon situation bi lépp dina yemb ci aljuma gi waaye nag dañu gis wute nag lool ak li nga xam ne mooy ay kàddoom na waxtu wi station yi moom foo sànni mbatt mu tak ndax rang bu gudd ak buuxante yi ñenn ñi nag bëgg sol ba fees dell ndax dañuy bañ mooy ñàkkum carburant ëllëtugu seen kaw ñenn sax ci station yi démb dañoo tëj ràpp ubbiwuñu ndax ñàkkum carburant dina ci dikk ci leeral ci ndorteel xabaar yi ak Mame Abdou Gueye Kassé bu Calande xët wu yaatu ak article ay bés bi ñu daal di ko jagleel li nga xam ne moom mooy wàllu fitna ñu koy nemmeeku ci daara yi ci Sénégal ginnaaw gëstu yaatu bu COSYDEP kuréel la wuy taxawu njàng meek njàngale mi ci Sénégal sunu naataango yu L'As Quotidien daal ci dikkaat ci anam gu yaatu jox kàddu gi kii di Aïssatou Diop moom moo ci daal di def xët wu yaatu dikkaat na ci ak ñun ci fitna yi la koy waral ak lan moo ci saafara te nag COSYDEP jot ko xàll loolu lépp dañ ci indi kii dañ ciy di leeral ci article ay bés bi ñu jagleel ko laajte wu yaatu ci njeextalu xabaar yi yéeglekaay yi kon mbokk yi mooy laf laaju xabaar yi ci njoloor si loolu moo gën a fës ci xëtub xibaar yi ne si kii bi la àndee ñu ni ci faram fàccee mbokk yi salaamaaleykum gërëm leen bu baax ci ànd beeg ñun ci ITV niñ ko waxee ci xabaar ko ñu door ak du toll ci 1 milliard ak juróom-ñaar ci téeméeri millions yoo xam ne dana ko teg loxo ci diggante frontière Sénégal ak Mali koppar gi nag fii ci Sénégal la daal di bàyyeekoo am ci leen loo xam ne faux billet la dem na ci réew Mali am na nag ñett ñoo xam ne kon dañ leen ci teg loxo kenn ki doomu Sénégal la ñaar ñi di ay dooyu Mali feeg boobu kon ñuy xaar dëgg dossier bu sensible bi li ci daal di nekk lu ci mënti am kon enquête bi jébbal nañ ko direction de la police judiciaire ngir mu topp kaa bi lëkk ko ngir leer lu yaatu am ci askanu Sénégal gépp ak askanuk Mali ginnaaw koppar yu takk yooyu ñu teg ci diggante frontière ñaari réew yi leneen ci wàllu xabaar maa la ko juju ci ndorteel li ak station yi waxtu yi nag dafa fees dellu fa sànni mbattu mu takk rang mu gudd la borom oto yi kon teg ci station yi ngir mën a am carburant donte jëriñ gu ñu dénk wàllu pétrole ak énergie waxoon na ne kon lépp dina dikkaat ci anam gu mucc ayib ci démb ci aljuma gi waaye nag loolee bokk wute na ak li ñu gis waxtu yi kon ci station yi ndax buxante bi ak njëkkante bi ñenn ñi lañu bëgg mooy sol carburant ba mu fees dell ndax dañuy bañ mbetteel am seen kaw ginnaaw li fi amoon ay bés yi weesu ña des nag ñoom kon ñu ngay toog di xaarandi lan mooy situation bi ngir ëllëg ñu mën a xam dëgg fa lañu teg seen tànk waaye nag liñ ci gën a nemmeeku mooy am na sax yenn bërëb yoo xam ne ay station dafa tëj ràpp ubbeekul loolu lépp lañ ci ànd ki leel ak reportage bu Mame Abdou Gueye Kassé. Ibrahima Yade moom day faral souvent di def plan rawatina jamono ji taximan bi toog na lu toll benn fan laata muy am gasoil te file ci station de service bu Colobane bi la ko daal di amee. waaw dem moom dama weer boo sonn bi ma liggéeyee si bi ma wàccee station bi jotoon am bi nekk bu gi ba dafa xatoon ba kenn mënu faa kii après ma préféré man a garaawul bàyyi ma ba suba léegi bu suba xëj na yàlla mun naa dogal moo am quoi mais tey bi ma xëyee après gars yi ñoo ma woo sax ne ma station bi nekk Massalikul am na quoi. waaye non man chaque jour pelle laay dawee sax mais xam nga rek. beneen gox presque même décor bi nañ fa fekk ci station service bu Médina bile file d'attente bi dafa gudd loolu. sëñ bi di pointeur contrôleur ci ab chantier moom nag dafa ñëw ngir daal di sol li nga xamante ni moom mooy auto de service am bile wante mu ñuy xamal ni gëmul benn yoon assurance yi nga xamante ni kilifa yi joxe nañu ko. comme gasoil amul ci dëkk bi bon dama profité comme fii am na ma ñëw rang pour jëf sama plein au moins ma mën a doxal sama liggéey tranquillement parce que bon ñoom li ñu lay wax ak li am moom benn affaire la. chauffeur bile moom daanaka bés bu yàlla sàkk day livrer marchandise ci biir Dakar ba tax na nag mënul toog benn yoon te du am li nga xamante ni moom mooy carburant laata mu ñëw fi nag daanaka wër na ay station service yu bëri. depuis dem ba léegi ñu ngi weer am ne dem nañ foofu léegi fii am na ci lañ jaaree fii quoi pour am gasoil ndax saa bi moom teg bi xat na tooto bi mënul daw saa gasoil loolu mooy affaire bi quoi ndax métti na trop depuis dem ba léegi ñu ngi seet gasoil amuñu. démb maakaan bu yor wàllum pétrole ak énergie dafa daal di dalal ay cargaison yu bëri yi nga xamante ni dañoo ñëw ngir daal di satisfaire marché bi wàllum hydrocarbure
laata nag li nga xamante ni moom mooy distribution bi daal di matale yenn station service yi nga xamante ni fu mu nekk nii ñoom ñoo am carburant ñii di borom oto yi ak borom moto yi dan fay rang bu yéeme. jërëjëf Mame Abdou Guèye Kassé waxtaanee wàllu politique ak opposition bu Sénégal majorité bi maanaam ñi farak nguur gi ku jéggi ak ñi nga xam ne faruñu fenn seen lim toll ci fukk ak juróom-ñaar di député ñoom nag doonoo song dogal bi nga xam ne pencum ndaw réew mi jël na ko ngir rek fexe ba wàññi limub député yi nga xam ne ñoo nekk ci liste nationale bi jëlee ko kon juróom benn fukk yóbbu ko ba juróom fukk ak ñett wàññi tepp juróom-ñaar yooyu kon nañu daal di naqarlu ñoom nag jàpp nañu kon loole dafa daal di kon dagg li ñuy dippee waxtaan ba déggoo rawatina kon li ñuy dippee kon ab violation nee nañ mu amee ci protocole additionnel bu CEDEAO ñoom nag song nañu mbir mi ginnaaw ab bataaxal boo xam ne dañ ko jëbal conseil constitutionnel. janook conférence janook taskatu xabaar yi kon la watee di ki démb moom maire bu Yoff Seydina Issa Laye Samb ginnaaw coow li nga xam ne kon juddu na ginnaaw bi ko Macky Sall dalalee ak kuréel yi nga xam ne kon ak ñi mu àndal ñoom nag jot na indi leeral ndax coow li moom newoon na kur ci réewum Sénégal ni dakkal ko nag la tax mu woo askanu Sénégal rawatina kon taskatu xabaar yi ngi indi ci leeral Seydina Issa Laye Samb nag nee na waxtaan moo ko yóbbuwoon ci diggam Macky Sall ndax nag dafa am ay projet yoo xam ne dañ ko sumb ci Yoff te nag loolee voilà budd foofu mu toog ci waxtaan ak njiitu réew Macky Sall jàkk na yi tamit bépp demam ci coalition Benno Bokk Yaakaar démb la ko daal di xamle moom Seydina Issa Laye Samb mooy maire bu Yoff ñu teewli kàddoom ci micro Ami Diouf ak Moussa Fall. fan yi ci ginnaaw demoon nañu fi ñuy oowee palais de la république muy askan wi yëpp moom askan wi yëpp bokk pour lan waxtaane jafe-jafe askan bi dëkk Yoff en particulier la cité Diamalaye bañ fay demit waa Diamalaye la ñu fa àndal waxtaane ak ñi nga xamante ne ñooy jongante ñooy liggéey ak président de la république ci wàllu tabax yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci domaine public bu maritime bu Diamalaye di fàttali ne domaine public bi balaa nit di fa def dara ci ndigalu président la koy mën def donc ginnaaw ñu xam loolu nag suñu wareef moo doon ànd ak askan wi tem dooleel leen taxawu leen bala ñu waxante ak ñoom ci kàddu gor ñu mën a sàmm suñu wàll loolu moo ñu fa yóbbu woon mais mosuñu fa waxtaane politique gisuma président Macky Sall mais ku ñu xam ne suñu ngor suñu deret ak suñu juddu may ñu ñuy wor ñi nga xamante ne ñoo ñu wóolu woon dénk ñu dëkk bi di Yoff ku nekk ak sa tolluwaay ku nekk ak sa gis-gis ak sa bëgg-bëgg mais ñun suñu bëgg-bëgg mooy fi ñu nekkoon fukki at ak juróom yu weesu di dox ci politique ba yegg si yoon woowu ñaanu ñu yàlla tegi ko te incha allahu rabbi ñuy dalal xelu ndaw yi sénégalais yi fi nekk ak yi nekk ci diaspora bi ne duñ ko mës a dégg ci ñun Seydina Issa Laye Samb di sant nag ña ñu dalaloon parce que dégg nañ li ñu leen wax ndax ñun suñu bopp yóbbuñu fa askanu Yoff ak askanu Ndakaaru moo ñu fa yóbbu ndax géej gi du géej Yoff kese géej ak Ndakaaru ak gépp la donc alhamdulilah dégg nañ ñu te gëm naa ne li ñu wax ne mu ngi ci ay tànk yu jub yu leer mu ngi ci te lépp ci njëriñu askanu Yoff Ndakaaru ak Sénégal. ba tey ci wàllu politique la ñuy des ak Pape Djibril Fall taskatu xabaar la samp na dem ci élection législative yi fanweeri fan ak benn ci weerub juillet atum 2022 démb moom tam dafa woo taskatu xabaar yi ngir waxtaan ak ñoom li waral ak bëgg-bëggam ngir mu dem toog ci pencum ndaw réew ma ndax jàpp na ni moom mooy baatu askan wi te nag askan wi la fas yéene nekkal foofee ca penc ma moom Pape Djibril Fall daal di naqarlu parrainage bi ni ñu ko sampee ndax jàpp na ne nekk na mbir moo xamante ne ni mbir mu doy war la te day gàllankoor wàllu démocratie ba tax woon na askanu Sénégal gépp ngir ñu parrainel listam boobu nga xam ne ci benn parti politique lu dul ci askan wi ñu tawli kàddoom moom Pape Djibril Fall ci micro Alioune Sow. Pape Djibril Fall candidat la ak ñi mu àndal ci élection législative yi nga xamante ni dañu jëm le 30 juillet. sunu réew mooy dafa am benn loi boo xamante ni dañ ko indi changer sunu nañu daan voté muy parrainage. waxuma ne élection ñëpp mën nañoo bokk déedéet xam nañ ne jongante boo gis dañuy def ay critères waaye réew dañ koy wax te loi bi ñu koy def waxtaanewuñ procédure d'urgence lañ daal di koy salfaañe li nga xamante ni moom mooy principe yi gën a élémentaire mooy que sénégalais bu nekk war nga mën a jóg dagaan sa baat ci sa teeyu bakkan parrainage boobu nag wut ko lu jafe la loolu moo tax yéen sénégalais yi ak sénégalaises yi suma yaay yi suma papa yi suma rakk yi suma mag yi suma bàjjen yi nga xamante ni yépp jamono bu ne yéen a ngi may témoigner seen affection seen mbëggeel seen cofeel ak surtout seen ñaan te mosu leen a gis suma jëmm dama leen di delloowaat mbir mi
ñu ubbi geneen xët wàllub tàggat wàllu wér-gu-yaram waxtaanee nag marche di doxantu bi nga xam ne collectif bi di patient en danger ñu koy amal ci ndakaaru waxtu wi ñoom nag nee nañu la leen naqari ba tax ñu wàcc mbedd bi di ko ci mooy jëm ci li nga xam ne moom mooy sàggante gi ñu nemmeeku léeg-léeg ci yenn ci fajkat yi waaye tamit nañuy taxawoo aji wopp gi ci bërëbu fajukaay ci Sénégal lii moo leen naqari mu tax ñoom nag ne ko lañu bëgg mooy mu dakk ba tax ñuy amal dox bu ñaxtu waxtu wi du ñàkk dinañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo suñu yeneen jotaay xabaar ak Mamadou Sy mi ñuy toppal ndaje mi mbas mi ak tolluwaay Sénégal la ñuy waxtaanee ni que tey jii ginnaaw bataaxal ministère de la santé ak action sociale ñaari nit ñoo am bi Covid 19 ñaar jot ci wér amul kenn ku nekk ci suutaas waxtu yi benn nit moo ci ñàkk bakkanam yóbbu lim ñi ci faatu bi mbas mi duggal Sénégal ak tey jii ci junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn fukki nit ak juróom-benn ñoom ñoo nekk ci traitement waxtu wi 1,000,000 ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeenti junni nit ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoom ñoo jot a ñàkku ci mbasum Covid 19 bi. ñu waxtaanee beneen mbir ak li nga xam ne moom mooy acteur société civile yi amal ndaje waxtaan wu yaatu seen bëgg-bëgg mooy ñu fexee rek xool ak yokkute am ci yemale gi jëm ci soxna yi ak góor ñi rawatina ci lu jëm ci wàllu njàng mi ak njàngale mi ci wàllub li ñuy dippee biodiversité ak yeneen i ponk yoo xam ne jot nañ ko waxtaanee loolu lépp nag nekk mbir moo xamante ni nag rapport lañ ci daal di fësal ko ci kanam taskul xabaar yi loolee nag nee nañ kon dinañ ko daal di présenté ci atub seen ci New York ci weeru juillet 2022 lañ koy daal di amalee ci forum de haut niveau boo xamante ne ni ñu ngi ko jagleel lépp jëm wàllu développement durable ñu ànd ci leeral ak Augustin Mandan Mame Seynabou Babou. Sénégal bokk ci ñeent fukk ak juróom benn dëkk yu war a jébbal ab rapport national volontaire fële ci Nations Unies ci juillet bi ñu jëm mu doon ab rapport boo xamante ne dafa nekk loo xam ni day jàppale gouvernement bi ngir mu réaliser ay objectifs yi nga xamante ne am na ko ci lu jëm ci plan international. rapport boobu mooy wane fan la doxalinu ODD yi toll maintenant rapport société civile bi nag day ñëw pour gën a ñoŋal rapport bi contribution la boo xam ne dañ def ay saytu yoo xam ne day jóge ci nit ñi ñu wan nguur gi jafe-jafe yi fan la nekk ak yan moo constitué ay frein pour ñu mun a am objectif yi nga xam ne Sénégal jël na ko mu nekk ay engagement au niveau international. ci biile rapport d'évaluation nationale volontaire juróomi ODD lañ ci tànn. ODD yooyu touché 5 secteurs mu nekk secteur u éducation mu wàllu jàng bi secteur u égalité de sexe moo ODD 14 bi lépp li nga xam ne moo aju ci wàllu géej ci wàllu napp gi ci wàllu ressource halieutique beneen bi mooy ODD 15 mooy lépp lu jëm ci wàllu biodiversité beneen bi ci mujj mooy ODD 17 muy le partenariat nga xam ne mooy génne aspect yi jëm ci wàllu financement président bu commission acteur société civile bi nag moo ngi ñëwaat ci solosu bii li rapport. bon évaluation nationale volontaire bu ñu ko déggee moom mooy li ñuy wax jumtukaay yi ñuy nattee doxalinu ODD yi ci réew yi yooyu mooy li ñuy wax ay mécanismes internationaux yoo xam ne état yi ñoo ci tënku jël ci ay engagement war ko def at bu nekk ñu état bi nguur gi dafa war a def. rapport biile dañ ko nar a fësal ci fin juillet 2022 ci forum bu haut niveau société civile nag fas yéene gunge état bu Sénégal ngir mu mën a réaliser ay objectifs am waaye tamit politique économique ak sociale ngir mu gën a mën a sax. Mame Seynabou Babou jërëjëf ñu dem ca diwaanu Ndar Géej gox wu taaru waaye nag dëkk bu rafet loolee nag lu ñu mën a jàngat la ci gis-gis ni mu gox bi bindoo jot nañu kon dem foofe ñoom ñi nga xam ne kon ay ndaw lañu di ay architecture di étudiant bàyyeekoo fii ci Ndakaaru ca Casablanca mooy capitale Maroc ak ca Paris di capitale bu France ñoom ñëpp nag la ñu bëgg mooy xool ak seen i gët gox boobee di Ndar Géej nu mu bindoo nu mu taaroo ngir yokk seen xam-xam li ñu dippee ko sortie pédagogique loolu lépp lañu ci jublu mooy xool dëkk ba moom mi nekkoon capital AOF ba woon ginnaaw gi nag mbégte gu yaatu lañ ci daal di àndal bu ñu sukkandikoo nag ci seen kilifa mi sabab mbir mi di Mouhamed Nabi Kane nekk directeur bu collège architecture bu Ndakaaru nekkoon nañu bëgg rek mooy ndongo yi kon mën a xam seen i gët waaye tamit gën a mën a yokk seen xam-xam ci lu jëm ci wàllu architecture ñu teewli kàddoom ci micro Momar Alisina Mokhtar Seck.
xalaat tabax ay rek fekkee ki nga xamante ni dafa nekk muuleur nu jox ko muy tabax problème am na dëkk bi Sénégal wax naa la fii léegi ni amul benn xam-xam bu ñuy jëggaani xam-xam yu nu war yëpp ngi fii moo laa la wax respect bi rek ak gëm sa bopp bi war a gëm sunu bopp xam-xam bi mi ngi fii ingénieurs yi noo ngi fii école yi gën a baax ingénieur Sénégal la nekk waaye mbir mi mooy que ku nekk nan la jox li nga xamante ni moom nga moom te loolu nag état bi moo ci war a dimbali ku ne architecte yi noo ngi def seen liggéey mais état bi moo war a dimbali nga xamante ni dossier bu ñëw mu laaj ana permis bi te permis bi te architecte defar ko waratu am beneen réew bu ñëw fekk yeneen réew di leen dominer war am métal mais bu ñu ko xoolee tamit ci intérêt bi mooy que bu ñu xoolee ci architecture bi nga xamante ni moo fi ne mooy que lu nu war a tamit xool la di si jàngat parce que bi ñu ñëwee ñoom tabaxu leen neex dañu xool climat bi fii li fi am xool jaww ji li mu dëppoo ñoom nu tabaxee noonu parce que boo xoolee bâtiment yi nekk Ndar yëpp dafa respecté nu ko tuddee loolu climat bi fii climat bi la respecté bu baax te loolu il faut que mu nekk lu nga xam dafa am importance nu koy xamle. ñaari kuréel yu ëmb ay ndaw di def jéego seen bëgg-bëgg mooy sachet plastique yi bañ a amati fii ci Sénégal ku ci mel ni Sénégal propre ak kuréel wi di JUVE ñoom nag nee nañu dañoo bëgg daal état bu Sénégal bañ a bàyyi ko lépp ñuy jëm ci ay production jëm ci sachet plastique yi loolu dañu daal di xamle waaye tamit di xaar bataaxal wala bokk bind boo xam ne ma ngay bàyyeekoo ci njiitu réew Macky Sall ngir dëggal seen bëgg-bëgg boobule. kenn si ñoom di Modou Fall moom moo jiite Sénégal propre ñu teewli kàddoom ci micro bu dal njaaj xam ni plastique baaxul te plastique fa mu jëmee gënul ci ñun donc ñun ñëpp war nañoo fexe ba ànd ci ak liggéey bi nga xamante ni moom la le ministre de l'environnement Abdou Karim Sall vraiment taxawal ko boobu ba léegi donc ñu ànd ci ak moom vraiment war nañoo fexe ba yee askan wi fexe ba intégré leen ci politique bi nga xamante ni moom la ñu bëgg ci suñu biir réew ñu am Sénégal gu mën a set parce que dañoo jël mbuus rek ndayale ko suñu bopp nii dañ koy jëfandikoo ci biir réew mi te mënuñu koo recycler loolu la ñuy ñaan état bu Sénégal mu dakkal defar bi définitivement fii ci biir réew mi mais bëri na fi matière yoo xamante nii yu bëri yii ay lekk lay def yii ay soow lay def yii leneen ak leneen lay def te yooyu yëpp amul benn buñ ciy recycler fii ci biir Sénégal te loolu yokkuñu mbalit ak xeetu pollution de l'air la ñuy yokk te loolu pour mu mën a saafaru mooy fexe ba vraiment le président de la République donc mu fexe ba ñu am décret d'application bi parce que bu ñu amee décret d'application boobu dinañu permettre tey vraiment ñu mën a taxaw ak industrie yi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllum plastique bu ñu defee naka sudul noonu ñun en tant que organisation ñu mën a dal ci seen kaw bépp matière boo xamante ni waa France bëggatuñ ko wala États-Unis bëggatuñ ko wala beneen dëkk bëggatuñ ko ñu jël ko indi Sénégal ñun nag duñu mbalitu kenn duñu poubelu kenn képp ku am sa mbalit na nga ko téye ci sa biir dëkk bëri na produit yu ñu jaay ñu koy jox suñu doom yi amul benn produit bu ci baax yokk ñu mbalit rek lay def. Modou Fall nekk ku am taxawaay ci lu jëm ci wàllu setal ak sàmm alam gi maa la ko junj ci ndortalu xabaar yi ak xët wu yaatu boo xam ne dañu jagleel wàllub njàng mi ak njàngale mi fitna ci nemmeeku dox diggante élèves yi ak professeurs yi loolu nag nekk mbir moo xamante ne ni mbir mu doy war la liñ ci fësal ci rapport woo xam ne mu ngi bàyyeekoo ci COSYDEP di kuréel wi taxawu wàllu njàng meek njàngale fi Sénégal nekk na lu doy waar ñoom nag jot nañu firndeel ak indi lan mooy sabab kon diggante di xajam ak ñagas waaye nag yemuñ ca ndax indi nañu tamit saafara ci wàllu woowee ay sunu naataango bu L'As Quotidien ci Aïssatou Diop moo ci def xët wu yaatu ni ki ay bés bile ñu ànd ci leeral ak Mamadou Dieng Seydina Mbaye. fitna ñu mën ko nemmeeku ci l'école yi ci anam wu ne ci téeméer boo ci jël fukk ak ñaar yi di ay jàppante fukk yi di kàddu yoo xam ne tegginewul juróom-ñeent yi di tuutal nit yeneen fukk yi di sax ay saaga Aïssatou Diop di taskatu xabaar ci yéenekaay bi di L'As Quotidien sukkandiku ci rapport bu COSYDEP ngir amal ci ay jàngat taskatu xabaar bi xool chiffre yi ne mbir mi jéggi na dayoo. rapport bi di wone fitna bi nga xam ne moom moo nekk ci bërëbu jàngukaay yi maanaam l'école yi fitna bi nag jéggi dayoo loolu
te dama jàpp ne jàngat bi waa ko si def tey jii feeñoon na parce que bi école di tëj daaw mooy maanaam mois de juillet 2021 xale yi dañu fësaloon benn mbégte boo xamante ni jig na dayoo jur na njàqare ak tiitaange ci ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi ndax li ko waral mooy bu njëkkaan élève bu daan tëj da daan triste ndax day namm jàngalekat yi day namm xaritam yi day namm ñëpp donc mais école di tëj xale bi di kontaan di xotti ay kayam di xotti ay livre am di dëggati ay blouse scolaire am loolu nga xam ne c'est sacré di yàq ay table banc di saccager ay classe jàngalekat yi taxaw di xool loolu am lu leen metti donc tey ji étude bi dafa firndeel fitna bi nga xam ne mi ngi woon ci bërëbu jàngukaay yi ba noppi. COSYDEP moo amal jàngat bi ci fitna yi nga xam ne dañ koy faral di nemmeeku ci l'école yi mbébét bi di xam lan moo ko waral naka noonu lu mu mën a jur waaye itam les mën a lal ni ay saafara ngir tàggoog fitna yi ni mel waaye ci li ko waral am na ponk bu ci fës lool. li ñu gën a seetlu ne moom koy waral mooy ñagas-ñagas bi am ci diggante xale yi jàng ak ñale di jàngal parce que bi ñi sekk école bi ñu leen laajee muy maanaam ñi ko jiite ci kaw ba ci suuf commencé ko ci proviseur bi jaar ci censeur beeg surveillant ba ci jàngalekat yi ñoom ci seen jëmmi bopp dañoo nangu ni ñagas-ñagas yooyu moo faral di indi violence yooyu te étude bi tamit daf ko firndeel ndax étude bi dañu téeméer yoo jël ñaar fukk yeeg juróom lu violence yooyu noonu ñagas-ñagas yooyu moo koy indi mais du ñagas-ñagas yi kese diggante jàngalekat yi tamit souvent day am ñagas-ñagas cadre bi xale yi di jàngee aussi école bi des fois du mel na mu war a mel donc cause yi bare na lool li mu mën a jur yi tamit ba tey bare na parce que mën na indi lu ñuy wax ay trouble psychique maanaam mën na dem ba jàpp xelu nit ki mën nga mer da ngay mer parce que ku dégg violence xam ne nit ki tàggu na sa bopp dafay mer dafay nerveux donc et aussi di nga dem ba nit ki da ngay xeeb sa bopp te xale pour mu mën a joxe à 100% jàngalekat itam pour mu mën a joxe à 100% il faut mu am assurance. COSYDEP amal rapport bi ci juróomi l'école Aïssatou Diop ne yàqu ci dara mënees na cee sukkandiku waaye ci biir jàngat bi ñu fësal ci itam ay pexe yoo xam ne mën na tàggale l'école yi ak fitna yi. waaw étude bi dafa ni bu ñu bëggee fitna mu jugee ci bërëbu jàngukaay parce que fitna foofu du place am li ñu war a njëkk a def te école bu ci nekk da ngay am texte bi nga xamante ni moom la régir maanaam lu tënk école bi na nga ko appliquer ca na mu wari muy benn ñaar nañu sensibiliser nit ñi nañu sensibiliser xale yi mais aussi nañu sensibiliser jàngalekat yi ci lan mooy violence nañu aussi def cadre bu propice boo xam ne fii bërëb bi dina neex a jànge boo ñëwee gis école bi nu mu mel ak nu mu kiyee xale bi ci jëm boppam dana am envie toog fii jàng waaye jàngalekat bi tamit dana am envie toog parce que classe yi souvent day fees day metti ba jàngalekat bi sax du sawar a dem école mais aussi ñu delloo si foyer yi daan am parce que ku ne xam na ni mercredi soir kenn daaw ko jàng école mais mercredi soir dañ daan def ay sketch ay théâtre di sensibiliser xale ci violence baaxul ak lu mu mën a jur. ci atum 2013 COSYDEP lancé sax projet bu mu tuddee école moderne de la citoyenneté et du civisme mbëbët bi jëm sax ci lii mooy fexe ba fitna jeex ci biir l'école yi te mu nekk bërëb yoo xam ne itam dañu fay sol ndongo yi ay valeurs patriotiques ak civique article bi ñu fësal ko talaata. Mamadou Dieng jërëjëf ñu yegg ci ponk bu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi te ñu ànd ceeg Assane Top.
yéenekaay yaa nga xëyandoo di bàggante ci pencum ndawi réew gu Sénégal ana lan moo di sabab bi ca la ñu yem ci bis bi le jour ngir am ci patontu yéenekaay groupe Omedia Invest Guinée la ko waral weesuwul lu dul ab bataaxal dab waata bu ay député ne daañu ko daal di yeggee conseil constitutionnel ak la fa amoon fan yële jëm ci wàjjitik député yi ci li mupp fukk ak juróom-ñaar lii la ñu ne xel nangu ko te nag am na ci loolu moom jalgati doxali nupp charte bi nga xamante ne ci ret Sénégal tënku ci wàllum wote ak ko tanef ni kaay mel ni ku naan xoli kay feexul jamono jile ci assemblée nationale ak lenn ci ay député di waaji jeexal seen nupp mandat ginnaaw coppite yi ñu daal di amal ñeel wàññi tépp li mu député yi ci liste proportionnelle bi ma ngay wéy di yëkkati ay dënn bari na ay député yooyu daañu gaaw jote jële ko ci conseil constitutionnel ñu daal di dab waat lépp lu di ab rëcc-rëcc set naka la ñu koy soppar ñi waatee ba lépp jaaraat ci yoon ginnaaw ba ñu jàppee ne am na ci lool moom mënul wéy micro yi dama xalima yi moo dina mu tee fukk taskatu xibaar yi guddi yi ñu tolli wane nañu ko nag les échos yi ni kaay ne élection législative yi ñu fi dëgmal doon tabee fukk pencum ndawi réew mi bari na ay taskatu xibaar yooyu kenn du leen ko nettalil ci réewum Sénégal ginnaaw El Hadji Ahmed Aïdara maire bu Guédiawaye mi wane yéene ma ko bëgg-bëggam ngir am patoogu ci pencum ndawi réew ma kii di Pape Djibril Fall dal na koy feelu niki démb ni samp ndëndam laaj baatu pa askan wi ca ndombal tànk googe niki fanweeri fan ak benn ci weeru ko juillet gile ñi dëgmal ci réewum Sénégal sunu gaal capital bi di Ndakaaru fa la yob fétti bés bi le jour yi ni kay ne seen maire ba ma ngay andiw lay ak di dàq bépp tuuma bu jëmoon ci daje mag kii di Mahmoud Saleh ak la ko ci topp ne dafa bëggoon a màngaani maire bu yob fekkaat nañu ko ci ni kay gi du la ko tijee ma nga naan ay tànkam ci palais bi yeneen ni yitti la woon lu dul transhumance te baat boobee moom amul sax lan lay wundu ci doxalinu ko politique am paj muy wéy di tumuranke ci réewum Sénégal naatable amatu ci ak ñetti fan yu metti lool lépp dooni musiba yu këpp ci aw askan fan la kilifa yi ne yi ni kay gi du la ko tijee ne moom la kenn xamul ndax li yëfi di tiis ak di diis lool ci kaw ñi leen teg seen baat doyloowuñu lenn lu dul di indi ay tontu jaarale ko ci patapataaral gu mat sëkk mel ni yëgutinu li xew yi ni kaay gi du la ko tijaane li xew daal ci wàllu ko wér-gi-yaram gi ay gàllankoor yu jékki daylu lalu ci njuumte gu mat sëkk ci waa kër docteur te kenn du ko wax réew maa ngi mel ni ak daay gu bënn fu ñu fay ba noppi rek feneen jàppaat te amuñu ndox mu doy des di ko melale ci gile anam yi ni kaay gi di suddu ko tijaane fekk na jàngalekat yi ñi ngi daal di daas sa fanaanal ñoom itamit weeru ko mekk jàmm lañu ne daañu leen dégg ci xewum Sénégal takkatoon nañu ci génn ko kuréel fas yéene ñàkkanteek nguur gi ba jotaat lee seen gëdd ak yelleef ak ñi nga xamante ne war nañ leen dugal ci fonction publique bi ngir rek yamu am ci seen biir te loolee jàpp nañu ne ba léegi ne si les kilifa yi dañuy wéy rek di ca tendeef la ko tànqamlu lii nag la ñu bëgg mu jeex ci la jóg àddu ci wàllu ko tàggat yaram les échos yi ni kaay ay dalal Boubacar Sarr la ko jàngatam ci tolluwaayu équipe nationale jàpp na ne ay maas yu bari jaar nañu fi waaye goog Sadio Mané gi moom amuñu morom ñu ngi leen di séntu fu sori lool ci wàllu ko coupe du monde bi lu mu néew néew ñu yegg ci demi-finale bi la yéene ma ko bëgg-bëggam ngir indi xam-xam ci wàllu ko football bu Sénégal mooy rek mu bokk ci fédération sénégalaise bi doon kuréel gi ko ŋànk ci wàllu ko kilifteef frontière bu nax ci diggante Sénégal ak Mali libération yi ni kaay ne maa leen koy firndeel jàpp leen dem na ci benn ko milliard bu tegal juróom-ñaar téeméeri million nekk koppar gu bon gu ñu daal di jàppee ci ab woto ñu laalale ci góogile mbuusóor nag limal nañ ci benn po doomu sénégalais ak ñaari doomi Mali jamono ji ñi ngi ci loxol woy takk der yi ña ngi leen teg ci yoon war leen a jàll sil ci ndakaaru ngir upp l'enquête ak waa direction bu police judiciaire ki yoon nar a am wàll ci moom du kenn kudul vigile ba nekk ci jardin d'enfants les petits loups kër googee ñi yareetu tànk yi féetee ci point 1 ci ndakaaru yu ni kay gi ni kóolute gu ma tëkk nag la kilifa yi amoon ci benn po vigile saa bu weer deeyee moo daal dem banque ngir rek jëli payoor yi bile yoon nag da koo jàddal koñ ndax koppar ya mu jotoon la bëggoon a sakkanal tax mu jaar ci pari foot bi faaf lépp dal di seey mu ñibbisi amul aw lay lu dul ne dafa génn banque bi rek ay samba booy dogale ko walkani farine ba noppi yóbbu koppar yi waaye ba ñu ko toppee ndekete du dëgg waaye da doon yëngatu ci mbirum carte ba koppar yee seey ni bër bu ñu teg ci taal. jërëjëf Assane Top gërëm nañu leen mbokk yi gërëm ñëpp ñuy jàpp ci xabaar yi ba lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje xabaaru maraxi bu calande 18h45 19h45 ñu yaatal ko ci kàllaama tubaab 22h30 seen émission iftar tey sunu gan nekk Boy Niang la waxtaan wu yaatu la ci sekk ak Boubacar Diallo ak El Hadj Diagne mbokk yi bu ko kenn wutee incha allah jërë ngeen jëf ñu ndox jàmm.